ana ñu ne woon xarit amul dafa mel ni nag xarit a ngi fi ba léegi te dina gën doomi ndey loolu la Paka Boy wone moom mi tabax villa may ko xaritam bi ñuy wax Iba Fall mu kontaan ci lool ñu déglu ko ak Mame Goor Ba ci micro Kumba Lamba TV. man la Iba Fall maa ngi nii Daaru Rahman sama kër gars yi ñëw seet si ma bëgg a waxtaan ak ñoom maa ngi si jàmm. waaw Iba Fall ginnaaw bi ñu la seet fii ci Daaru Rahman bon ñu mel ni Daaru Rahman gan nga bon yaakaar naa ne dafa am jëmm bi la fi indi muy ku ñuy wax Paka Boy ñu bëggoon xam sa relation ak moom ba mu war a nga ñëw fii ci Daaru Rahman. waaw fii de du ma fi sax gan parce que yàgg naa fi ñëw depuis bi fi Aline Ndiaye ñëwee ba léegi dafa meloon ne fi laa dëkk daal mais li nga may laaj moom dama ciy xaw a sawar parce que chaque jour dañ may wax sa relation ak moom du relation doom la koo xam ne yaa ko feral nekk ak moom teete ko ànd ak moom ba yàlla indi lii donc man toujours damay considérer ne doom la toujours doom la si man. bon yow bu seetloo tey yaa ak moom yow ak moom ban année la mën nañu fàttali ban année ba ngeen non loolu yàgg na parce que maag papaam dañoo ànd yor junior yaakaar boobu yaakaar a ngi doog a formé Aline Ndiaye jox ñu ko boobu nag la ñu commencé mu nekk xale bu ndaw mook ay magam Pape Diédhiou ak xale yi ñuy doog a juddu nekk ay parental ñu nekk Colobane dañ fay nekk ba minuit di waxtaan ñu gunge ma ñibbi après ci lañ yore Colobane ñu dem régional ma jàpp ci quoi ñun ak ñoom man ak moom ñu jàpp si quoi bañ dem régional boobu nag la relation yi gën a dëgëre ba yàlla di def li mu def quoi bàyyante wuñu bopp ba léegi nag ñu ngi jàppante. sa relation ak moom ba mu jox la tey jii moom benn dëkkuwaay boo xamante ni fii ci Daaru Rahman bon surtout foofu quoi ñu waxtaan ci bon relation boobu noonu ndax bon c'est la première fois mu def ko benn jëm wala am na ñeneen ñu ko defal. non am na ñeneen ñu ko defal am na ñeneen ñu bëri ñoo xam ne nekkoon na ak ñoom defal na leen ko ba pare chaque fois comme moom ni mu ko waxee rek nit ñi nee na nit ñi lay lii yépp mais moom lu tuuti la si moom papaam itam loolu la wax da nit ñi ñoom la yépp waaye lii relation bu yàgg la daal ndax depuis boobu ñu nekk jàmm rek di fi nekk ba ni mu ñëwee jàmm gën football ñu papaam jox ma ko mu football fa ba ni mu demee voyager boobu ba léegi ñu ngi déggante ñu ngi am jàmm maa ngi koy ñaanal te itam ay parents yàquñu dara ci affaire bi. tey boo doon wax ci palmarèsu Paka Boy ci palmarèsam boo doon wax ci palmarèsam. palmarèsam daal liggéey la doon liggéey nangu naa déglu itam ndax saa yu ñëwee yàlla day def fu bu ma ñëwee rek bu ñëwee ma ñëw rek li mu doon defee bàyyi na te du nangu ma wax ak moom ci biir nit ñi toujours daf may isolé man ak moom kese ñu toog ma expliqué que di ko wax dimbali koo tane li continuer sa liggéey parce que génération man matoon nañ plus de 100 et quelques mais du woon ko exceptionnel mais daal liggéey moom xamaloon naa ko ndax anecdote bi may wax toujours mooy mas naa nekk ak moom fii 2 heures ma yendu seen kër ñu añ ba pare ma ne ko xaar ma waxtaan ak sa yaay ñu dem terrain course ba mais bi ma wax ak yaayam 10 minutes génn damaa ñëw ñu ne ñi ma toogaloon ñëpp ne ma egg na course ba de moom maa ngi ñëw commencé mu teg pulo yi ci naaju tàng wi di ma xaar te bu paree day toog jàmm gën 17 heures ba 19 heures liggéeyaat bu paree ànd naag duut ciment ak tafa si ñibbi si ne daal loolu moo doon liggéeyam. sentir du lu ma bett parce que Aline Ndiaye sportif la daal sportif la bu mag a mag mu ñëpp xam dama daan wax sax naan Aline Ndiaye bu ngeen bokkee dara da nga koy sikk parce que da koy def loo xam ne moo ko moom da ciy def lu mu man lépp da ko ciy def moo tax boo ko xamul bu baax rek bu ngeen bokkee dara sax da nga naan kii daf ko bëgg a jël ci man wala dafa mel ne moo ko moom xolam daal noonu la mel daal te terewul doomam dara itam. bon lan ngay wax zone yi nga xamante ni moom Pape def na leen depuis loolu mais fii ak yu voyage yi. waaw li ma leen di wax rek mooy que ne
da ngay xëy doo am dara di nekk ak nit di liggéey parce que affaire bi itam liggéey la mais chance a ngi ci ndax bu fekkoon ne liggéey rek la ak sérieux rek Saabaara Pape Bouma ñoom Émile ñooñu nga xam ne ay Pa Abdou Sadj ñooñu ñëpp ñu mérité woon lañ am lii mais yàlla dogalul loolu daal moom nag ku ko yàlla dogal ci yow rek fexeel ba def loo xam ne ëllëg foo toog ñu ne def na fi lii parce que jour bi Paco di mayo ambulance bi ñi ko joxe ci laa bokk man ñi ko joxe ci laa bokk moo duut ciment chaque jour bu ñu ma see wéet ma ne ko fexeel ba sa diggante duudu bu ci kenn dugg nekkal ak moom rek lu yàlla def nga xam ne loolu la yàlla def mais saytaane dafa bari doole chaque jour loolu laa ko doon wax te la ma ko doon wax it papaam lijjantiwu ko yaayam lijjanti ko daal ñu gis daal ñuy waxtaan nekkoon na nit koo xam ne itam kër ga du toog 2 jours yoo xam ne doxewul daal Rahman ñëw tëdd sama kaw la nekk fa di waxtaan ataaya waxtaan ba heure ñibbeem jot ma yóbbu ko mu dem ñibbi loolu moom daanaka def du toog 2 jours te ñëwul sama néeg boobu nag maa ngi dëkk si pant rek waaw tey bu ma joxee lu mel nii itam damay xam ne moom fàttewul démb daal maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñi nga xam ne dañu aspiré nekk ay footballeur ñu tegu ci yoonu footballeur wasalaam. kan mooy Paka Boy ci mim réew ñu ngi déglu Modou Faye ñu gën koo xam ci Al Toppé. wasalaamaaleykum maa leen nuyu man la Modou Faye ñu gën ma xam ci Al Toppé maam Ngour maa ngi rafetlu seen teewaay fii si Darou Rahman bon pour ñu waxtaan waaw maa leen déglu. waaw Al Toppé en tant que xaritu Paka Boy ñu ñëw fii ci Darou Rahman bon certes ki nga xamante ni moom encadré muy Iba Fall bon ñu ngi gis xaritam boo xamante ni wax na ci kan mooy Paka Boy bonne relation la amoon waa Darou Rahman ak seen i jëm yi nga xamante ni yéen foofu. waaw Ngor loolu bu ma ci laajee dinaa ci sawar a wax parce que yaa may laaj ci jëmm joo xamante ne nii bon chaque jour mooy li may wax rek nit la koo xamante ne nit ku exceptionnel la nit ku baax nit la koo xamante ne nii relation bi mu am ak doomu aadama yi c'est à saluer bon plus particulièrement sama diggante man ak moom moo diggante ay frères lañ et puis li ñuy waxtaan bari na te saa bu ñëwee ci quartier bi Tëngéej sax laay wax. képp koo xamante ni yàlla dogal na nga war a jot ci teraangaam dañ ci jot bu ñëwee dem social yoo xamante ne nii mardi taali moo li may wax chaque jour ñun Rufisque min nañ professionnel ñun Tëngéej yàgg nañ di am ay professionnel mais am ku mel ni l'international Maxet Diop noonu dafa jafe Tëngéej Ngor ma lay wax ni vraiment yaa ngi may laaj ci nit koo xamante ne ni tey maanaam ku social waaw parce que Covid bi ba ñu ciy door a dugg ay millions la gën a investir ci. boo xoolee bu ñëwee fii don yi muy def macha allah et puis ma nekk tam président fan si club am xam lu bari yu muy jëflante yu muy def ci suuf yoo xamante ne nii parfois maa xam dañuy bras de fer sax ci social yi muy def ma koy wax di ko divulguer du ko bëgg mais dafa am loo xamante ne nii tey nit bu koy def dañ koy wax pour ñi nga xamante ne nii bon mel na nit ñi moom man ci roy waaw loolu daal la demee góor. waaw Maxet li ma koy wax mooy fi mu ko teg nii foofu la foofu kese la parce que tey mën naa ni pour nga blâmer ko sax day xaw a doy waar parce que lépp li nga xamante ne war na ko def muy devoir am war ko def macha allah mu ngi koy teg ci yoon vraiment parce que tey nit la boo xamante ne bu ko neexoon def yeneen gars yi la ñuy def dem Almadies dëkk fa bu fekkee muy ñëw da ngay seet si ay parents seet si ay xaritam am di jàmm mais fekk ko ci. dafa toog fii di ko subir ak gars yi dafa am su benn xarit bu may tooñ nga man Maxet bu ñëwee day mel ni Tëngéej Darou Rahman day mel ni été Europe bi waaw tu sens que ni Maxet il est là kon xam nga kooku tey boo amee jëmm ju mel noonu nekk ci quartier wala nekk ci dëkk vraiment boo na ciy kontaan di wax ni professionnel nekk Rufisque ak ñu inspiré nekk jour ñu bàyyi xel def référence Maxet Diop parce que Tëngéej bi amoon 5 yu mel ni moom vraiment dina am avancement. boo xoolee mu ngi ci santé bi ambulance bi mooy Youssou Mbargane xam nga ak yeneen Covid bi xaalis bi mu si def nga xam ne kii kat vraiment askan bi ñor na ko li ko yàlla dénk asub néew bon yamale ko ci boppam ak ci famille mu ngi koy partagé te loolu lay soxla waaw loolu laa góor noonu la demee. sa xarit warul seetaan say bañ di la reetaan di la reetaan. سلمت من على
Moulay Dama yaa ku mortaya